ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. amis chers internautes de Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaante ak mbégte saa su nekk di jànnoo ak yéen ci le point de la rédaction muy ay jotaay ñu koy amal ci waxtaanee actualité donc mu ci ànd ak Moustapha Mbaye yéen aussi mën ngeen ci participer jaare ko ci commentaire yi Mansour moo nekk ci wàllum réalisation bi ak technique bi Moustapha noo def. maa ngi fi Cheikh Mahfous maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun si suñu émission bi di le point de la rédaction. ñu daal di koy comme ni ñu ko defee jamono ji muy élection locale yi moom moo fi nekk actualité donc ak résultats yi nga xamante ni ñu ngi koy xaarandi muy résultat provisoire yi tey jii Moustapha tribunal départemental bu Ndakaaru dina daal di génne résultat yi nga xamante ni moom moo jëm ci communes yi ak ville bu Ndakaaru ñu ngi foofu jamono ji sax joxe nañ li nga xamante ni moom moo di résultats yi Médina suñ ci mën a jàpp parce que yooyu moo amoon na jiixi jaaxa ak jaxasoo ginnaaw bi nga xamante ni Bamba Fall daal dina woon génn ne moom moo gañ waaye Cheikh Ba yi ñoom jàppoon nañ ni Bamba Fall gañewul Cheikh Ba moo gañe mais tribunal bi li mu wax mooy Bamba Fall moom moo gañe avec plus de 9000 voix Benno Bokk Yaakaar muy Cheikh Ba moom ay 8000 et quelques voix la am donc Bamba Fall jamono ji bu ñu sukkandikoo ci résultats yi nga xamante ni tribunal bu départemental bu Ndakaaru moom moo ko daal di génne moom moo ji raw gàddu gi foofu ca Médina donc Moussa Fass bu ma bàyyi la nga def sa commentaire ci foofu aussi ñu ngi sonn Bamba Fall ñu bëri contesté woon nekk du gagné ndax Médinois yi bëgguñu ko gestion bi mu doon def ak yu mel noonu mais gis na ni moom moo gagné sa commentaire. waaw bokk na ci surprise yi parce que buñ gisee tintamarre bi amoon ak bruit bi am ñu tuddee ko xam nga nit ñi dañuy parfois dañuy juum. homme politique yi dañuy juum ci lecture bi ñu am ci ab askan. xam nga boo jëlee fu mel ni Médina nga jël ku mel ni Fass nga dafay ay côté yoo xamante ne bokkul seen niveau ak seen nekkin ak seen compréhension mënoo ko yemale ak benn dëkk boo xamante ne dafa nekk ci biir Sénégal. nga xamante ne daanaka booy natt ñi nga xam ne dañ faa jàng bëriwuñu wala ñi bëri critères yi ñuy choisir du doon benn. fële di nga fal maire pourquoi parce que dafay naa defal benn forage côte di nga fal maire pourquoi parce que daa yóbbu sa yaay màkk wala dafa yóbbu sa maam màkk rek askan woowu yëpp battre campagne mu daan or côté yi du benn nit ki mën na ñëw comme ni ko benn concert doon waxee dafa am lu ñuy développé lu ñuy wax léegi mooy mbaraan politique. léegi mbaraan politique boobu pour man benn concept la boo xam ne bu mérité ñu jàngat ko la. mooy lan parfois dañuy bëgg a jël benn nit parachuté ko si benn gox. jox ko ay moyens. jox ko xaalis bu bëri ne ko am nga xaalis war nga mën a am ñëpp. noo koy amee ñëpp c'est-à-dire bu Noël ñëwee nga gis ko mu séddale ay Noël bu koor gi jotee ñu séddale ay saaku ceeb. tabaski jotee ñu séddale ay xar ndax loolu doy na. doyul parce que bu doon doy ñoo moom ak moromam ngorom dañuy gagné mairie yooyu yëpp mais dafa am leneen loo xamante ne pour man mooy aspect humain bi nga xam ne parfois dañ koy fàtte. nit ki bu nekkee DG nga fëgg ko mu jox la nga foog ne distribuer xaalis nekk distributeur automatique de xaalis donc doyul. mairie yi dafa am yeneen yoo xamante ne ci nit ki la ñuy xoolee ci d'abord. di gis ñoo xamante ne dañuy nekk ci benn gox yàgg fa mu yëm ñëpp. lan moo tax duñ leen fi jëlee nga gis kële yor saako xaalis tor ko di tuur si askan di tuur ñu dem ci élection du am dara c'est-à-dire kon question bi gën na xóot loolu kon lecture boobu pour man dañ ko war a dindi xam ne du xaalis léegi mooy gagné élection fii ci Sénégal boo fi yoree xaalis ba gagné élection li ñuy def mooy dañ lay mbaraan ba mu jeex ñu bàyyi la fa dem voté jël keneen loolu nag moo jur mbir mi pour man dañoo juum ci approche miser trop ci xaalis bi te xaalis gagné wala ay élection gis nañ fi ay lutteurs gis nañ fi ku nekk topp ci ginnaaw ñëpp greffé bi ci ginnaaw ba ñun ñëpp ñu nekkoon ci ginnaaw doon liir sax boo amul xel bu ubbeeku tuuti da nga naan non élection yi c'est gagné d'avance. Cheikh Ba bañ tuddee ko Messi day ñëw gagné élection yi dem. mais loolu moo tax sax surprise yu bëri parce que ñoom daanaka diwaan yu bëri dañu jàppoon ni élection yi gagné nañ ko d'avance donc fu ci mel ni Dakar ak Diouf Sarr fu ci mel ni Guédiawaye ak Aliou Sall ñoom dañuy jàppoon ni bon mën nañ tëdd nelaw parce que diwaan yooyu dañ koy gagné. mais dañoo xeeb ni ñu doon jàkkaar lool. parce que dañoo gis ne Bamba Fall pratiquement am na benn moment boo xam ne mu doon tergiversé kenn xamul mi ngi yeewi kenn xamul mu jege fi Aliou Sall ñu bëri yaakaaroon ne presque daanaka
ñàkk na mais ban candidat la amoon en face de lui mu am koo xamante ne peut-être Médina yi adhéré wuñ ci ni mu doon def amaana bu doon beneen profil boo xamante ne Yewwi moo ko proposé sax bu doon mu am jëmm nii comme Yewwi am na fa candidat sax mais mënoon na am benn doole bi su fekkente ne tey jii amoon na benn taxawaay boo xam ne am na ko biir Médina maintenant léegi nag il faudra ñu taxawaat xool ban réaction parce que zone la boo xam ne bu leen tëla bu leen sonal la Bamba Fall c'est pas la première fois mu leen koy def boo leen fi Youssou Ndour boole fi Seydou Gueye boole fi Eva Marie Coll Seck boole fi keneen ak keneen lu mat 5 bañ leen doon lim keroog mu dóor leen ci suuf bii pas ñu indi beneen nit préparé ko et c'est pas première année bi donc ñu préparé ko parce que moo Seydou Gueye ñu doon xëccoo Macky Sall tànn Cheikh Ba. Pourquoi parce que gis nañ ne moom moo doon gën a taxaw di taxawu Médinois yi di def lu nekk saa di topp ko te dafa am loo xamante ne ren sax gis naa ne ñëw na ci campagne bi mooy ñi daan jël ay musiciens wala ay lutteurs kii jël Modou Lo kii jël Balla Gaye kii jël ànd ak ñoom xam nga dafa am ci lu ñuy wax marketing politique. dafa am ay lu ñuy wax socle personnel ay socle yoo xamante ne personnel la quoi. maanaam socle bi da nga si appui nit lay doon. man damay dem campagne électorale ma seet Balla Gaye Géejawaay la dëkk ma jéem a appuyé ci Balla Gaye mu servi ma de béquille pour ma jóg taxaw mais xamuñu ne loolu dafay am foo xamante ne dafay efficace am foo xam ne du fa efficace fi mu efficace mu doon nit koo xamante ne dafa am mbooloo ci ginnaaw mbooloo mi déggal ko moo tax bu dee genre dëkk yi la ni comme dëkku Afrique dañ naan sookul yooyu bu dee religieux la si ngay ëppee chance parce que am na ñoom dañ naan man sama sëriñ laa gëm am na ñoo xam ne duñ ko gëm mais dina am benn proportion bu mu ñëwee mais mbër mi li ko boole xaritu mbërëm mooy lan mu daanu ma supporté ko tàccu sama carte dafa mu jëm yoonam nekku si li ko boole sportif bi wala comédien bi wala benn ñànku wala benn mëndu sama yoon nekku si bu ànd ak kii wala ànd ak kële léegi loolu nag dañuy si ñoom dañuy jël ay millions daan ko verser si kenn jox ko xaalis yu bëri mu yëpp ko ci kaw 4x4 bi mais tàcc fu mu génn xale yëpp topp ko parce que image boobu la ñu bëgg or boo demee ci électeur du la jox dara donc ñoo nax seen bopp loolu nag nga doon gis mu bëri Médina fële ñu bëri topp ko star yi daanaka ñëpp moom lañ àndaloon ñëpp waykat yi star yi fecckat yi ñëpp ànd ak moom mais fàtte askan wi ne mooy voté je pense que dañoo juum ci approche bi nga xam ne noonu lañ demee ci élection yi ñu daal di wax ci surprise yi aussi maire yi nga xamante ni daanaka kenn xaaru leen woon ci diwaan yi ñu gagné fu ci mel ne Dakar ak Barthélémy Diaz wax naa ko léegi Guédiawaye Aliou Sall waaye tamit fële ci Thiès ak Babacar Diop Mbour aussi ak Cheikh Issa Sall donc moom bokk ci Pastef donc gis nañ ay maire yoo xam ne si ni maire yu bees la mais Cheikh Issa Sall bokk ci Benno di mooy Cheikh Issa Sall bokk ci Benno saa gis nañ ay maire yoo xam ne si maire yu yees lañ mais ay surprise lañ kenn xaaru leen woon donc tey boo doon jàng tey seen ñëw ci bopp maire yi tey lan lay doon. waaw xam nga am na ñoo xamante ne dañ koy considérer surprise mais ñi dëkk ci gox ba. wala ñi am tuuti benn lecture bi du doon mbetteel si ñoom. ñu doon suivre campagne bi wala ñi leen doon topp du doon mbetteel si ñoom. parce que kuñ ci votal ku nekk du ay jinnee la votal du ay malaaka la votal donc ay nit ñoo la votal te ñooñu la votal am na fu ñu ko teg maintenant dañuy xool lan moo nekk ci ginnaaw vote boobu vote bu nekk am na lu ko war a motiver parce que boo ñu xoolee fii nit ñi voté ñu si bëri fii vote affectif la ñuy def dañuy voté parce que sama xol laa topp rek mais xool ma programme xool ma ci dara la preuve dinañ ci ñëw mooy ñi nga xam dañoo voté te xamuñ sax kan mooy seen maire donc jëluñ sax soin lire wala ñu xam kan mooy li si Yewwi kan moo jiitu wala kan moo jiituwul buñ ma revenir ci ñi nga xamante ne dañ leen jàppee surprise mu bett ñu bëri bu ñu jëlee kaw Ahmed Aïdara par exemple dama si doon waxtaan ak benn femme bu nekk Géejawaay mu ne mu ñu bëri dafa am lu ñu umpale mooy Ahmed Aïdara néew na ay mbootaayu jigéen yoo xam ne xamu leen biir Géejawaay mu ne ma néew na ay mbootaayu jigéen yu mu xamul ça veut dire que liggéey la boo xam ne daf koy yàgg def en catimini te nit ñi bàyyiwuñu ci xel ñu bëri camp adverse bi mu jàkkaarloo xam nga lu ñu ko jàppee un clown lañ ko jàppee ñoom loolu bokk na si leen raj liñ naan da nga xeeb xal mu lakk sa daay moo leen daal ñoom musuñu koo jël au sérieux Aliou Sall bi ñu ko invité Ousmane Sonko la tontu bu ñu nekk Ahmed Aïdara noonu kooku du ma wax ci ay waxam wax ma leen du ma wax ci ay waxam à la limite dañ doon snobé sax Ahmed Aïdara doon ñu ko woon sax xool bu rombee karawaan wala ñërom dañuy taxaw di ko reetaan naan waaye ñu ngi ne la waaye yeewee ngi ne la xool leen ak seen nii ça veut dire que musuñu koo sax ñu baal ma si extrême yi nawloo parce que jàpp nañu ci côté diplôme waajee ko ëpp taxawaay peut-être frère président la ba boo daan dégg ñu ko jege sax bu ñu daan waxtaan dañ naan non moom formalité rek élection moom ville moom parce que Ahmed Aïdara moom daf koy ñëw romb dem donc loolu lépp fàtte ne askan bi ñoom ñooy décider te élection kenn du ko gagné d'avance loolu bokk na si li nga xam ne moo leen sànq parce que le gars a fait un travail de souterrain léegi travail souterrain boobu nag moo fay parce que am na benn proximité boo xam ne am na ko ak waa Guédiawaye boo xam ne Aliou Sall amu ko woon Aliou Sall proximité am ak Guédiawaye dafa des
xam nga nu ma ko doon liggéey proximité boo xamante ne trait d'union la doon def Aliou Sall doo ko gis waaye nitam ngay gis Mahfouz nitu Aliou Sall la man ma jege Mahfouz su ma bëggee gis Aliou Sall daanaka su ma gisee Mahfouz dama naan gis naa ko jege ñaaleem léegi dañ naan ay jege ñaaleem or fële dañ naan du ñu la jege ñaale yitte gi moo des ak gis bi sax roofo bi am xam nga élection locale maire yi da nga war doon ko accessible même loolu luñ ko doon ŋàññee yitte bi dañ ko doon ŋàññee ak accessibilité bi waaw accessibilité bi am na ñoo xamante ne gis nga Ahmed Aïdara jaale ak yooyu da ko doon def te nekkul maire nekkul dara nekkul dara di dem fi nga koy gis fii muy dox fii def dem ci ASC yi donc mi ngi fépp donc comme niñ koy waxee liggéeyu max la ko doon def ci suuf la ko doon lekkee dafa maabal rek ñuy jékki-jékki lan moo ko maabal fekk max bi mi ngi ko doon lekk ci suuf noonu la leen def nag léegi bu ko defee ñu toog duñ comprendre mu ñëw nag appui tamit ci benn coalition bu am doole bu am assise tamit mi yeewi mu jaay ko gën koo fësal mu jaar si donc ingrédients yëpp réunir bu ko defee dañoo rek parachever benn changement boo xamante ne amorcé woon nañ ko waa ji daal di daanu mais yaakaar naa ne démarche am bokk na ci li nga xam ne moo ko yóbbu bokk na ci tamit li nga xam ne tamit nit ñi doon nañ ko jaay di ko taxawee comme quoi ni dëkku fii wala genre yu bëri na beaucoup de bruit yoo xam ne ñi doon nañ ko def autour de sa candidature ba finalement loolu moo ko mujjee emporté mu tombex benn yeewi boo xam ne tamit dafa am doole côté boobu mu ñëw jaar ci kaw mooy tamit maire yu bees yooyu nga xamante ni jàpp na ne ay surprise lañ ban taxawaay lañ war a am parce que tamit comme ni ko Birahim Seck waxee ne bu dañ bokk ci maire yi nga xam ne ci ñoom la ñuy gën a may gët ci muy société muy askan bi leen woteel waaye tamit muy corps de contrôle yi donc ñoom ban taxawaay lañu war a am ci li nga xamante ni moom mooy ab liggéey la ñuy dénk leen ko. gis nga ku nobin récemment boo seenul ñu da ngaa war a daw. ñëpp gis nañ ne Khalifa Sall liñ ko tegee loxo wër fu nekk IGE ñëw ARMP ñëw xool gis ne marché lépp nice na nickel IGE ñëw. ñu doog koo gis ne am na benn kees boo xamante ne nañ koy doxalee jaaru noonu ñu doog koo jàpp ça veut dire que dañ doon wër ngir duñ ko tegee loxo ñoom ñii nii ne te nga xam ne ñooy maire yi yeewi askan wi je pense que virgule duñ leen ko may Damboo dégg naa ko wax lu am solo mu ne ni dafay wax pour maire yi ñu def benn association d'accord war nañ ko mën a def ñoom association des maires de Yewwi buñ ko defee au moins dina tax dinañ gën a am doole ñu def ay mise à niveau def ay séminaire ak ñi nga xamante ne ay inspecteur lañu ak ñu xamal leen lan mooy gestion ñu mooñ leen daanaka tàggat leen ba nga xamante ne yu bëri dinañ ci bàyyi xel ñu def ay lël man suis pour ñu def ay lël yóbbu leen ñu def ab semaine boo xamante ne dañ koy def ci benn diwaan nga dajale fa ay sociologue dajale fa ay géographe dajale fa ñu lépp loo xam ne dafa ëmb collectivité locale ñu xamal leen gox bi ñu nekk xamal leen yu bëri ci yi nga xamante ne dina leen dimbali ba bés bu ñu demee toog ku nekk di nga am benn idée boo xamante ne booy gérer di nga mën a jàkkaaroo ak yenn situation parce que am na su ñoo xam ne ay ndaw lañ amuñu expérience bii mooy première fois ñu dem élection bii mooy première fois ñu gagné ko musuñoo nekk conseiller musuñoo xam sax nu muy délibéré xamuñu dara nu muy doxee ñooñu bu ñu fa fekkee ñoo xam ne ay mag la ñu jiite leen amaana mën nañu dox seen moyen bu ñu amul ñoo xam ne nañ leen jàppale moo tax ñu ne bu ñu amee benn association boo xamante ne ku ci dara ni di nga ne kar nga ne man kat maa ngi jàkkaarloo ak tel jafe-jafe nan laa ci war a taxawee woo benn Khalifa Sall moom nekkoon na maire Dakar mooy lii ak lii donc loolu yooyu boo ko defee benn Khalifa Sall ñëw benn Moustapha Guirassy ñëw keneen ak ñëw expliquer leen fii lan mooy réalité fii lii ak lii dee leen ko defee nii del moytu nii mën nañ la fee jàppee lii boo ko defee nañ la daan yooyu je pense que bu ñu leen ko defalee et puis nag ñu am li nga xamante ne moom lañ jaayoon nit ñi mi seen programme ñu exécuter ko parce que ñu bëri dañu lay jaay programme bañ fal la ñu jël programme bi teg ko toog si loolu boo ko defee ëllëg après dañ ne yaa ngi ñëwoon fii di nga fi def lii fii di nga fi def lii lépp gisuñu ko kon je pense que war nañ mën a def tout ba exécuter seen programme buñ ko exécuter tamit ñu fexe ba seeni loxo ñu fexe mu bañ a taq parce que loolu dina bokk ci li nga xamante da leen di yàqal ëllëg ci élection yi ñu dëgmal ak yeneen parce que du ñu bëgg ñu dégg fi ñu naan maire bi jaay na suuf si ñu ne maire bi Yewwi la bokk wala defu fi dara nelaw rek la fi nekkee te population yi kenn moomu leen niñ la falee ba ci kaw noonu lay daaneele ba ci suuf un an la may 2 ans nga commencé ñu commencé di poser question sa waay lan la fi def commencé di la indil problème sax di la créer te parfois da ngay bëgg def dara jàkkaarloo population bi donc boo amul audace doo ko def ay cantine nga war ko fa jëlee loolu naka ngay def donc bëri na yoo xamante ne pour man laaj na formation laaj na taxawaay boo xam ne war nañ leen ko dimbali ñu assister leen te ñoom tamit ñoom envie defar seen gox surtout bañ a yaakaar ne rek nekk maire fin en soi la jeex na léegi gagné naa ko toog naa jàpp sama ñaambur di dégg monsieur le maire wala madame le maire rek di kontaan di boo xëyee di dafay laaj ay réalisation am bilan
du dem ay ngénte rek wala séddale xar wala séddale ay dem dëj ñu bëri loolu lañ ko jàpp dafa am loo xam ne si ni tey boo nekkee ci boppu maire lu mel comme lu mel noonu buñ la woowee ci plateau laaj la lan nga fa def nga ni lii laa fa ma def concrètement nga ni lii kat maa ko fa taxawal wala lii ak lii waaye dem naa ay dëj ak xam nga Aliou Ndoye plateau dafa def lu am solo dafa woote grand théâtre def benn projection indi leen 10 points ne leen lii ak lii fii laa ko exécuté lii ak lii fii la des lii ak lii maa ko fi def lii ak lii fii laa ko bëgg jëmee ña ko jotul mu def partage ko ci réseaux sociaux yi gars yi jot si mais xam nga loolu la ñuy xaar foofu la àddina bi toll léegi ñu bëri nag dañ ko doon négliger naan non est-ce que mais xam nga bilan des koy fesal maire yi boo dul communiquer da ngay yàqul parce que ñi lay yàqal ñu ëpp parce que ñi lay yàqul autant pour moi seen baat fi muy yeggee sa bot mun faa bañ a yegg ñu bëri ci ay maire daanu nañ ci leen daanal mooy ñàkk communiquer amaana def nañ lu baax amaana am nañ ay yu bëri yoo xam ne jéego yoo xam ne def nañ ko fi mais dañ dul wax ak ñu ko sekkal mënuñu koo fesal wala duñ wax ak ñu ko sekkal dañuy yaakaar ne rek lan la boo toogee dégg sa benn conseil mu ne gox sàngam kële maamam wàññeeku na nga ne ko yóbbul ko saako ceeb ak diwlin ak 50 000 francs ñu dëj kële day ngénte nga ne ko yóbbul saako ceeb diwlin ak 50 000 nga ne ko mara boo demee monsieur le maire moo la jox lii après dëgg la war nga assister sa gox mais tamit am na loo xam ne dafa war doon lu palpable lu ñuy teg loxo lu ñuy dut baaraam lii marché bi lii moo ko fi jëlee lii moo ko yokk lii espace bi amuñu ko woon moo ko fi def yooyu yëpp je pense que il faut que ñu xalaat ci gën ci taxawaay te xam ne nag défi lañ am boo xamante ne bu mag la défi la ñu am bu mag la waaye tamit yenn ci ay maire yoo xam ne si nii Moustapha ñoom ngelawal yeewi yóbbuwu leen ku ci mel ne Oumar Sarr ca Dagana moom loolu moom ma nga fa mu nekkoon ba léegi ku ci mel ne aussi Timbo aussi moom tamit bougéwul mi ngi fa mu nekkoon ba léegi Racine Talla bu Wakhinane Nimzatt ñooñu bëri li coow li di bëri yëpp ak doole bi nga xamante ni yeew yi am na ko ak maire yi li mu yóbbu ci passage am fekk ñu yóbbaalewu leen donc loolu tamit lan lañ ko mën a jàngee lan moo leen téye ñooñu lan ngelawu yeew bi am na ñu mu yóbbuwul waaye yëngal na leen waaw Timbo yëngal na ko parce que nit ñi gis nañ xëccoo bi fa amoon te boobu sax bu fay yeewi présenté woon liste amaana Timbo mën naa daanu chance bi mu am foofu rek mooy yeewi listam dañ koo invalider loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne dañ koy fàtte bu ñuy analyser seen perte yu bëri am na ñoo xam ne dañ leen a mere ci côté boobu parce que élection yi dañoo teel a gis ne jaay doole daf ci commencé feeñ di lu musta am ci ay élection foo xamante ne administration territoriale dañ ko daan jéggale wuñu ko ren dañ la daan jox ne la corrigé nga indiwaat ñu rejeté liste boobu heureusement cour d'appel nekk fi tax yu bëri mu indiwaat ko ba nekkoon tey jii maire bi nga xam ne Golf Sud te Khadija Mahécor gagné ko du ko gagné parce que dañ ko invalidé woon ba noppi donc loolu benn mbir la donc am na ñoo xamante ne ngelaw yeewu bi yóbbuwu leen mais yëngal na leen heureusement pour eux parce que mujjee nañ koo gagné boo jëlee ku mel ne Racine Talla Wakhinane Nimzatt dafa nekkoon en ballottage ak ki nga xamante ne mooy candidat yeewi bi boo demee Pikine Timbo da nga gis na nekkoon na fa di xëccoo ak ki nga xamante ne moo di Cheikh Dieng nga dem fële Mansour Faye amoon na benn moment ñuy wax moom ak Aba Mbaye même si bien vrai que après gis nañ ne Mansour moo gën a génn kon à chaque fois même ñi mu yóbbuwul sax am na ñoo xamante ne gis nañ am na benn kii ay gox nag am na yoo xam ne gagné bi leer na fa fu ci mel ni Mbour dañoo gis ne Cheikh Issa Sall dafa gagné boo xamante ne leer na presque amul woon benn coow bu si topp maintenant dafay varier ci gox bu nekk ak leader yi fa nekkoon ak ñi nga xam ne ñoom lañ doon jàkkaarlool kon tey jii da nga gis am na ñoo côté boo xamante ne ni ñu xaajaloowee dafa doon loo xam ne daf leen a desservir jëriñu leen fu mel ni Saint-Louis boo fa gisee ñu am lu met 8 listes yoo xamante ne ñoo demoon doon jàkkaarloo ak Mansour Faye te boo leen dàqee lu bëri ci ñoom du mat juróomi daanaka opposition bi la ñu nekk ñeneen ñi ñoo nekk ay liste parallèle bu ñu dajale woon mën nañ gagné amaana mën nañ gagné Mansour Faye tey jii bu fekkoonte ne nuñ koy waxatee Mary Teuw Niane dafa dem bokk ji si yeewi dina doon benn force boo xam ne fi ñuy waxee Aba Mbaye voix yu am Mary Teuw Niane mën na ñëw yokku ci kawam finalement mën na romb ki nga xamante ne moo di Mansour Faye waa wàllu bu ñu ñëwoon bokkaat tamit ci yeew wala ñu boole ko mu doon une force bu mag heure bi kenn waxatu ko donc parfois seen division ñoom tamit daf leen di yàqal ci yenn gox yoo xamante ne boo defee total da ngay gis ne mënoon nañu gagné leader bi fi nekk mais boo demee ba ci bii da ngay gis ne tamit am na loo xamante ne desoon na maintenant leader yooyu nag xam nga maire bi nga xam ne dafa gagné di wutaat deuxième mandat toujours dafa am benn longueur d'avance moom dafa ko am par rapport ak ñoom ne gagnéegul dara moo waral fii tey ji Golf Sud boo xoolee liggéey bi xawul woon lu jafe parce que maire bi fi nekkoon dañ koo puusaat wàccee ko boo demee Kaolack ka fa nekkoon dañ koo wàccee
donc ñun bu ñu ko wàccee ñëpp dañuy départ ci même ligne bi la ñuy démarrer. donc ku gën a xarañ ak ku gën a jege sa askan rek yaay gagné donc loolu moo fi am mais bu ñu demee ci yenn gox yi nga xamante ne nit ki dafa amoon benn ñaareel ba deuxième soit bilan mooy tax ñu wàccee ko. wala démarche wala doxalinam mooy le cas de Aliou Sall ak Ahmed Aïdara nga xamante ne moom amoon na benn doon bëgg jëlaat deuxième bi ñu xañ ko. ce qui veut dire que rek pour ñu résumer wu. am na ñoo xamante ne banwu yeewi ngelawu yeewi bi yóbbuwu leen waaye yëngal na leen mais am na ñoo xam ne tamit yeewi yëngalu leen sonalu leen comme Mbour boo demee ci kaw noonu tamit boori Matam yeex côté yooyu gis nañ ne tamit am nañ fa ay ngañaay fiefu bennoo la am na fa ay mais tamit ñu noté tamit am nañ fa am na fa ay côté yoo xamante ne wàcc nañ fa waaw am na fa ay résultats yu ñu enregistré yoo xamante tamit dafa wàcc par rapport présidentiel fële ci Kaolack tamit Kaolack amoon na coow entre ñi nga xamante ni moom mooy liste ànd nawle ak Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni Biteye moom moo ko jiite parce que ñu ngi doon wax ne Biteye moom moo gagné mais finalement bi résultat provisoire yi génnee gis nañ ni waa ànd nawle ñoom ñoo jël département bi conseil départemental ñoom ñoo ko gagné kii ku jiite muy Bengelloune waaw mais xam nga foofu dañoo perte ñaari yoon parce que ni mu ko xam nga dafa am dëkk yoo xam ne dañoo am ay réalité fu ci mel ni Kaolack fu ci mel ni Touba fu ci mel ni Tivaouane fu ci mel ni Yoff njiitu réew bu fay investir dafa am ay paramètres yoo da nga ko war a jël en compte dafay baax parfois nga ne man kat peut-être kilifa gi këru kilifa diine rek la nekk ma investir ko doyul wala kii kilifa diine ñi ci ginnaaw rek ma investir ko doyul dafa pour man gis-gis bi war na gën a mën a sori loolu tey jii boo jëlee ku mel ni Serigne Mboup man pour man bu ñu amoon lecture bu gën a sori tuuti rek waru woon a échapper nguur gi parce que parfois nga toog ci mbir dafa lay jaral lu nekk investir ku mel ni Serigne Mboup waru woon a war a échapper parce que parfois boo toogee nga gisoon mbir mi ni muy demee waroon nga xam ne kii même su Mariama sax ñu xamoon nañu dafay awr parce que bilan am ñëpp gis nañ nañ ko doon critiquer wax yëpp yaakaaroon nañ ne bu ñu ko fa jëlee indi ñeneen ñoo xamante ne peut-être DG wu Sénélec bi ak Mamadou Ndiaye Rahma ñoo ñëpp nga yaakaar ne war nga mën a def benn résultat mais boo xoolee ba ci biir Serigne Mboup dafa teel a jóg moom tamit c'est un peu comme côté Ahmed Aïdara bi dafa teel a jóg am benn présence boo xam ne am na ko Kaolack et puis di revendiquer parce que bu fekkente ne yow yaa jiite chambre de commerce yi ñëpp xam ko taxawaay ba mu fa am liggéey ba mu fa am et puis mu doon ni koo xamante ne tey ji man pour man moom dafa image am dañ ko war sax di commencer di jàngal xale ñu ci jël référence parce que nit la koo xamante ne ca daara la doore di góorgóorlu ba léegi di wax français normalement di wax français bu donte dëkk bi boo waxul français dañoo complexé boo waxul français dañu foog ne jàngoo boo waxul français léegi dañ koy invité émission nga dégg ko muy wax di góorgóorlu du mu jub xocc nga jóge ci loolu mu dem ñu jiite chambre de commerce mu jóge ci dem xëccee ju mairie première élection mu gagné mairie donc ce qui veut dire kooku ñëpp dañuy xam ne bu dee góorgóorlu bu dee njàmbarte ak yooyu yëpp am na ko ba noppi kon kooku tey ji image am mooy gën a neex a jaay benn homme politique boo xamante ne poste DG bi mu yor wala poste nomination bi ko Macky Sall def moo tax mu bëgg ñëw ne Kaolack kaay fal leen ma nit ñi nag dafuñu kenn moomu leen ki nga xamante ne day raam di la yóbbaale da nga naan kii su jógee dox du ma fi bàyyi loolu moo waral mu am ay personnalité yoo xamante ne tey ji même suñu ànduloon ak benn liste wala kenn kiiwu leen fen dañuy dem parce que seen image moo jaay seen bopp ba pare boo xam ne si ni foofu la ñuy tëjee Moustapha muy cité religieuse yi pratiquement yëpp nguur gi daf ko ñàkk bu ñu demee Tivaouane gis nañ ni dañ leen a dóor foofu boo ñëwee Yoff dañ leen a dóor Touba gis nañ ni liste blanc bi moo gagné foofu noonu Kaolack gis nga tamit dañ leen a gagné foofu donc daanaka dëkku diine yëpp dañ leen a gagné foofu loolu aussi benn constat boo xam ne lañ fa taxaw ñu xool ñu jàngat ko mais benn constat la bu war a attirer attention yi nga xam ne ñoo jiite la je sais pas si ndax dinañ am benn lecture bi nii ak benn recul bi parce que soo gisee bu ñu leen invité ba léegi dañuy gëmm seen bët di sëgg naa ñoo gagné d'accord ñoo gagné parce que ñoo ëpp communes yi ñoo gagné mais loolu kenn du ko werante élection locale ba mu daalee am ci dëkk ba léegi opposition musul gagné majorité des communes musul am mais dafa am yoo xamante ne mooy enjeu yi mooy fu mel ni Dakar fu mel ni Saint-Louis fu mel ni Thiès fu mel ni Kaolack fu mel ni Ziguinchor yooyu la ñuy wax après mooy grande ville yi kan moo ko gagné foofu nga xamante ne nit ñi fa lañ ëppee mais mënoo ñëw ci benn dëkk boo xamante ne Dakar nga xam ne askan wi mën nañ ne 1/3 population sénégalaise bi fii la ñu nekk donc foofu tey ji boo ko gagné ça signifie quelque chose Ziguinchor ak Thiès ak Kaolack ak
Saint-Louis. yooyu ay gox lañ yoo xam ne kenn mënu koo négliger. mais après boo paree yooyu nga jël ko bëgg koo dindi ñëw naan leen. maa gagné ay communes yoo xamante ne nii boo boolee électeurs yëpp mot ñu 2000 wala 2. waaw xam nga loolu tamit dafay yomb trop. loolu dafay yomb trop maintenant bu ñëwee ci cité religieuse bi comme ni nga ko waxee nii léegi nii mais. pour man lu jara bàyyi xel mooy loolu am noonu. parce que dafa am benn mbir moo xamante ni man mën naa ne bokk na ci lu contribuer lu bëri ñu ñàkk. mooy mbirum góor jigéen yi. mbirum góor jigéen yi Ababacar Mbuub mi nga xam ne moo jiite àndu nawle. ñëpp xam nañ ko presque Touba waa Touba yi la ñu jox ko fa cër di ko déglu. ñëpp xam nañ taxawaay bi mu ci am. këru kilifa diine yi. Serigne Mountakha Bachirou Mbacké bind benn lettre bu saf sàpp. wax position bi mu ci am. Serigne Babacar Sy Mansour fu mu tolloo wax ci. te nguur gi def benn erreur monumentale bañ leen jébbale proposition de loi boobu noonu buñ doon ñu xarañ ci wàllum politique duñ ko sax ubbi waxtu wi. da ngay ñëw tontu ngeen ne jot nañ ci kat dinañ xool duñ koy càmbaree may la ñu ak diir dinañ ci ñëwaat dinañ réunir yëpp jaay muusu tuuti. ba élection yi jàll. mais jaay ñàkk kersa. bëri ngeen leen taj. buux ko ne leen ñun duñ ko xool parce que ba pare délégué seen ay nit ñu dem ci plateau yi di wax. mais ñi la tamit def seen campagne ne leen liste bi yor boppu fas bi dañuy dooleel góor jigéen yi c'est de bonne guerre. léegi bi ñu ko defee après da ngi cité religieuse ñoom nga xamante ne ñun mbirum diine lañ gëm. ñu ne ñun duñu jàppale ñoom dañuy jàppale ay góor jigéen. loolu bokk na si li nga xamante ne gaañ na leen il faut le dire mbirum góor jigéen bi période bi mu jóg. ak ni mu leen fekkee ci élection locale yi bokk na ci li leen gaañ. bokk na ci yenn causes yi nga xamante ne mun nañ ko am beneen boo xamante ne tamit askan wi. rapport bi nga xamante ne moom la nguur gi am ak këru kilifa diine parfois dafay poser problème. c'est pas général mais dañuy gis ne ngënaat la def ci am parfois. ngënaat la def ci am na ñoo xamante ne dañuy yaakaar ne nguur gi daf leen a yëgul beddiwu leen. loolu am na ci da ngay gis kër yoo xam ne da ngay gis bu ñu amee gàmm wala leen kañ leen di yebal rek daanaka dafay wane ne rek teguñu leen fenn. waaw am na ñoo xamante ne noonu dañ koy gisee dañuy gis ne nguur gi ki fi nekk joxuñu cër Abdoulaye Wade moo ñu gënoon jox cër wala période sàngam lañ gën a yëg suñu bopp donc wala am na loo xam ne bëgg nañ ko ci nguur gi ba léegi amuñu ko. donc bëri na yoo xamante ne dafay expliquer li waral ñi nga xamante ne mooy cité religieuse yi ñu constaté ne ña fa nekk kiiw ñu Touba moom loolu yàgg na fa am Touba seen diggante ak Macky Sall ñoom xam nañ ne musul neex seen diggante ak Macky Sall musul neex musuñ ko gagné donc loolu moom du doon lu bett kenn du doon mbetteel. donc boo xoolee sax daanaka pexe bu nekk def na ko fi ku nekk jëm na ko fa tabb lu ne jëm na ko fa def lu ne def na fa lu nekk du dem lu ne def na ko fa lu ne def na ko fa te mënul fexe ba léegi am li nga xam ne moom la bëgg foofu ku nekk jëm na ko fa tabb mais loolu dafay wane ne rek Abdoulaye Wade dafa yégalul niveau bi ba mu kawe ñu wane ne taalibe la di sukk suuf di am lu muy def boo gisee koo xamante ne kenn xamul taalibe la kenn xamul du taalibe kenn xamul donc finalement ak ku xam murit xam ni mu gëmee ak ni mu soxlawuñu xaalis soxlawuñu dara mais dañoo soxlu ku leen njëkk donc dafay am yu bëri yoo xam ne dafay des ay ponk la woon yoo xam ne si nii bëggoon nañ ko fi waxtaanee donc dégg ngeen commentaire yi nga xamante ni Moustapha def na ko ci jëm ci wàllum élection locale yi ñu daal di génne te résultat yi ba léegi ñi ngi am na yu jot a génn résultat provisoire yi am na diwaan yoo xam ne si nii ba léegi génnagul Dakar génn na tey jii ci alxamis ji donc Moustapha ma bàyyi la rek nga daal di def sa mot de la fin ñu daal di lay bàyyi nga dellu ci liggéey ba. waaw Cheikh Mahfous maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun si sunu émission bi. di jaajëfal Mansour Dramé mi nekkoon ci caméra yi. jaajëfal naa la jaajëfal Mansour ni nga ko waxee moom moo nekk ci réalisation bi ak technique bi ni nga xamante ni également yéen a ñuy topp tous les jours fii ci Sunugal 24 rawatina émission bu mag bi di le point de la rédaction di leen wax ngeen wéy di aimer suñu page Facebook waaye tamit di abonné ci suñu chaîne YouTube Sunugal 24 ngeen activer la cloche de notification di ngeen am les vidéos en temps réel di la jox dig daje ba suba incha allah. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax